Rafah TV, une chaîne de télévision culturelle et religieuse. Rafah TV, ñëppay dañ agréer. Permettez-moi d'abord de saluer les guides religieux, les chercheurs, les étudiants et les élèves, ainsi que toutes les personnes qui sont ici. Nous sommes réunis aujourd'hui par la célébration d'un événement exceptionnel. Il s'agit de la publication du livre de Cheikh Sylla Talib intitulé Munawwirul Janaan wa Jalibul Anami lil Jinaan, c'est-à-dire illumination des cœurs et attirance des humains vers les paradis. Le livre, écrit sous forme de poème, est un traité de soufisme. Par un style percutant, l'auteur nous invite à revisiter les fondements de l'édifice de la sainteté, les terminologies des soufis, les maladies du cœur de l'aspirant, les obstacles de l'acheminement spirituel, ainsi de suite. En célébrant la publication de ce livre, dans cette salle symbolique, toutes nos pensées sont orientées vers la parole de Cheikh Ahmadou Bamba. La science et la pratique sont deux joyaux précieux qui engendrent le bonheur des deux mondes. Il dit également, dans le poème fondateur de sa ville sainte, « Fais que ma demeure soit éternellement un centre d'enseignement et une cité de réflexion et d'instruction approfondie. » En effet, cet ouvrage est un témoignage écrit de l'enseignement des principes de la science et de la pratique qui constituent le socle du projet rénovateur de Cheikh Ahmadou Bamba. Il est également une source de motivation et d'inspiration pour les jeunes mourides. Par cette publication, Cheikh Sylla nous invite à redonner plus de considération à la lecture, à l'écriture et à l'innovation. Il appelle les jeunes mourides, particulièrement les Toubaouis, à persévérer dans la quête du savoir et à exploiter tous les domaines scientifiques afin de contribuer efficacement dans la création de la communauté du savoir. La communauté du savoir ne pourra être concrétisée tant que les efforts ne seront mobilisés et orientés vers l'innovation, la production et la réarticulation des savoirs. La prière de Cheikh Ahmadou Bamba de faire de Touba une cité de réflexion et d'instruction approfondie ne se réalise que dans une société productive qui favorise l'activité de la recherche scientifique et la construction d'une vision futuriste. Cette société productive met en place une stratégie de développement de la lecture et de l'écriture et fait de la science un instrument pour le développement humain et l'élévation spirituelle. Elle valorise également le capital humain à travers la réflexion scientifique, la culture de l'esprit critique et l'innovation. En effet, nous avons conscience que cet appel sera facilement entendu si les autorités religieuses encouragent davantage la recherche et la création d'un environnement propice pour l'écrit et la création scientifique. Cependant, des projets allant dans ce sens ont été mis en place, de même que d'autres ont été réalisés. C'est le cas, par exemple, de la construction du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim, ainsi que l'université Cheikh Ahmadou Bamba d'Al-Azhar,
le Daïra Rawdu Rayaahin, le collectif Khadimiya pour les chercheurs et universitaires, ainsi de suite. Pour mieux élargir ce champ, nous estimons qu'il serait important de proposer les points suivants. Premièrement, création de centres de recherche et de formation scientifique. Ces centres seront chapeautés par des chercheurs compétents afin d'encadrer les jeunes chercheurs et leur permettre de publier leurs recherches. Deuxièmement, création d'un institut Khadimiya pour la traduction et la formation des traducteurs. Cet institut aura pour 2 missions. La première consiste à traduire l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba et la production des mourides dans les langues locales et internationales. La seconde est la transmission des sciences dans nos langues locales. En effet, la traduction se complète avec l'innovation et la création locale. Elle est également un instrument par lequel les communautés de savoir entrent en contact avec le reste du monde à travers les sciences et les arts. Troisièmement, création de maisons d'édition et d'imprimerie de la dernière génération. Cela facilitera l'accès aux livres et permettra de ne plus avoir à aller à l'extérieur pour faire imprimer les livres que nous écrivons ici. Quatrièmement, création de clubs pour les écrivains et chercheurs. Les principales activités de ces clubs seront axées sur l'organisation de conférences, de collectes, de salons culturels, de concours, etc. Cela permettra de mieux occuper les étudiants et chercheurs à l'écriture et à la recherche et la publication de leurs œuvres. À cet égard, nous vous informons de notre ambition de créer un forum et une association qui regroupera toutes les personnes voulant développer leurs compétences et capacités dans l'écriture et la création littéraire. Enfin, nous appelons toutes les élites intellectuelles, les autorités maraboutiques, les chercheurs et écrivains et les hommes d'affaires à œuvrer pour la réalisation de ces propositions. De même que nous appelons les jeunes mourides à s'entraider dans l'élévation du niveau de la production intellectuelle. Nous vous remercions pour votre attention. Merci. Wàllu photographe mi way na ay bayit yoo xam ne ci xasida gi ci téere bi la ko def ngir jublu ko cee jaaye dañ koy jox mu jàllale ko rek su ko defee képp ku soxla xasida téere bi incha allah da nga mën a jokkoo ak moom ak suñu xaadimee ngir am ko kon suñu Fallu bismillah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. gannaaw nuyoo bi bu ngeen toogee ba dal ma jotal saa yéene ngir maa ngi yëg sun xol yi nekk di féex. lii mooy Munawwiru mooy sun téere moo di li tax ñu woote bis bi la tey lin mool ci daa war a jeex. na ñëpp jënd ko seerul 1000 francs la di jar. layaam dikk dem te yóbbu woo duma neex. kuy caméra kuy photo ustaas di góor di jigéen na ñëpp jënd ci lii nii gaa yi tem bañ a yeex. jënd ko liir ngir nga xam Seex Silla lan la ci wax mbaa sax nga jàpp ci ngir cereem nga sotti ci ñeex. kon 1000 francs dinaa jóg wër ci gaa yi kenn ku ci nekk incha allah ñi jëndagul ñëpp nañ jënd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون barkeb Maam Cheikh Ibrahima Fall. kon mbokk yi
ñoo ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di siyaara te di leen bal ak te di leen balu ak yal na nu sama borom yàlla booli jéggal. mu mel ni kàddu gi nuy waxe day taxawee ci kàddu soxna maam Issa Mbàkke ahlu kafe. soxna si kàddoom gi nga xamante ni ci lañ koy jotale ci ndigalam mu yabal fi soxna Ayda Mbàkke mu Cheikh Abdou Aziz mu Cheikh Mouhamad Lamine Baara borom kàddu gi. kon Serigne Sylla mu mel ni soxna si maa ngi lay nuyu yaag mbokk yi ngeen xamante ni yéen a taxawal bis bii. mu mel ni soxna Ayda Mbàkke tamit bi muy ñëw ñii nga xamante ni ñooy ci feggam ñoom la bokk àndal ci bis bii. waaye soxna maam Issa Mbàkke bu ngeen ko woowee ci bis bu mel nii tamit da ci sawar ndax kenn ku ci ne xam na ni ab yëngoom akub dalam lépp Serigne Touba la te soxna si boo demee ba nga xamante ni da ngay dégg soxna maam Issa Mbàkke ahlu kafe bu ñu demee ba di ko woo ci bis yu mel nii ak ci ndaje yu mel nii mu mën a ñëw yabal soxna Ayda mais nga xamante ni bis bii nga xamante ni programme bi fii nu koy defee àjjuma ju jot soxna Ayda Mbàkke mais moom lay yabal moo ko mel ni soxna maam Jaare Siise ñoom ñee nu nekk ci liggéey bu kër Sëñ Tuubaa gi kon loolu du hasard te kon war noo gën a mën a fonkaat ndaje yu mel nii bu baax a baax. soxna maam Issa Mbàkke nag day faral di wax ak soxna yi bu baax a baax rawatina ci góor ñi ndax dama leen faral di wax ni yàq gi xew ci ngénte yii jigéen ju ñàkk kilifa ji wutal sa doom juróomi ndey mu xëy wasin nga daal di xëy mbokk xarit Kawlax ba Ndar koo fa lebaloon yónnee ko ndaw téeméer bu nekk ab junni la mu ni masakon ka nga joxoon ab junni duy seeni paan si woo ki bol wax si mbasee lal armuwaal xaalis bu doy làng gu riis dàll poset mbubb mu riis loolu lépp kon day leen ko bàyyi xel nu gën a góorgóorluwaat soxna si nee na woote bii ngeen ko woo mi ngi ciy sant Serigne Touba bu baax a baax a baax a baax te nee na tamit lépp loo xamante ni def na ko fi liggéey Serigne Touba rek da ci jublu kon daal kàddu yi li muy bari ak li muy néew lépp di wax ne tamit yàlla na fi sa borom yàlla def tawfiix yàlla na sa borom yàlla defal leen taysir ak bayit wa weenu naa ne walli hab salaamatan wa haafiya waccal xayaatiya xaayatan saafiya barke borom Touba kon xam naa loolu la soxna si yónnee woon pour nu jotal leen ko ak ay ndénkaanam ay ak kàddoom xam ni fa mu nekk daal xolam ak xelam lépp daal mi ngi fii yónnee woon ko soxna Ayda Mbàkke mu Cheikh Abdou Aziz Mbàkke mu Cheikh Mouhamad Lamine Baara Mbàkke borom kàddu gi wasalaamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. macha allah. ak ay sëñ bu baax bi macha allah ci kàddu yi am solo yi di la sant bu baax di sant soxna si ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo ko teewaloon ci jataay bi di ñaan seen jëf ju baax ji yàlla bu mu neen yàlla nañ ci dajeeg payug suñu borom ak bëgg-bëggu sëñ bi yàlla mën na lépp yàlla na ko def. kon dañuy continuer ci programme bi rek dañuy niñ tuddee woon léegi dañ ci andi ak coppi rek dañuy jiital commentaire sëñ Sambu Sa Abdourahman kon dañuy jox sëñ Sambu Sa Abdourahman mu indi ay jàngatam ci téere beeg jataay beeg da ci aju incha allah boo ko defee nag ñu doog a ñëw ci suñ xasida ak suñ mustahin gi teg ci xasida ak suñ daam jaane gi doog a ñëw ci discours arabe incha allah. aouzu billahi min ashaytaan rajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu kilifa yi nekk ci jotaay bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di yëkkati kàddu yoo xam ne
dañ koy yëkkati ci turu sëriñ Ahmad al Badawi ibn Cheikh Mouhamadul Fadil mi nga xam ne moo jiite kuréel gii di Rawdu Rayaahiin mu amoon yéene fekke jotaay bii sàkku ci ñun ñu teewal ko fi kon ñu teewal fi sunu bopp teewal ko fi kàddu yi nag dañ koy tënk rekk ci kàddu yi sant ak ndokkeel ak rafetlu waaye ak soññee kàddu yi sant yi dañ ciy jiital sëriñ Cheikh Sylla ci liggéey bi nga xam ne def na ko muy liggéeyu xam-xam muy liggéey boo xam ne def na ko ci waxtoom def na ko ci barabam def na ko ci waxtu wi ndax waxtu wi dañoo toll ci war a gën a yittewoo defar jikko yi defar xol yi sellal ruux yi loolu di li nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu bëggoon ci ñi ànd ak moom ndax moo doonoon mission bi ko taxoon a jóg mooy defar doomu aadama te xam-xamu tasawuf mooy xam-xam bi defar xolub doomu aadama te waxtu wi xam nañ ne jikko yi yàqu na àdduna jiital na nit ñi bakkan not nañu baree bari kon dundal xam-xam boobu yaatal ko rawatina ci ndaw ñi loolu lu ama am solo la lu ñëw ci waxtoom la waaye ñëw ci barabam ndax xam nañ ne barab bii barabu xam-xam la sëriñ bi li mu wax ci Matlabul Fawzayni ñun ñi fi nekk ñépp mën nañ ne ñu ci bari mokkal nañ ko du jar ñu koy tudd waaye lim ñaan ci dëkk bi mu doon dëkkub xam-xam loolu lu mel nii moo koy gën a jëmmal moo koy dundal kon téere bi muy liggéeyub xam-xam ñu di ko tasaare kon def nañ ko ci barabam ñu di ko rafetlu ndax dafa ñëw ci waxtu woo xam ne kii nga xam ne moo fiy toogal Cheikhul Khadim radiyallahu anhu di Cheikh Mouhamadul Muntaka ñu koy ñaanal yàlla yàggal ko fi lool yokk ak wéram fim ñu jëmale nun ñëpp mooy ñu gën a yitte woo xam-xam ndax day faral di wax ne xam-xam mooy lépp lu baax bu ca xam-xam àndee day gën a baax mu doon koo xam ne xam nañ ko ci muy teral ñi yëngutu ci xam-xam at mu jot gis nañ muy yendoog ñoom di leen soññ di leen ñaax di leen jaajëfal kon lii dafa mel ne day wuy ab wooteem kon loolu ku gis sëriñ bi ay jëfam ak i waxam nga gis lii mu taxawal muy mu jàmma Cheikh Ahmadul Khadim li tarbiyati wa takwin defal ko ndawi Tuuba waaye defal ko ndawi réew mi mën nga ne defal ko àddina bépp kon lii ñu wan nañu aw yoon kon sëñ Cheikh Sylla lim def exemple la boo xam ne damay woo ndaw ñi ñëpp ñu gën koo bàyyi xel xam ne war nañoo def rupture xam ne ëllëgu réew mi ëllëgu lislaam ci loxoy ndaw ñi nga xam ne ñooy sàkku xam-xam jéem a jaar ci njub ci la nekk kon nag nañ jéem a góorgóorlu jéem a wane fulla ak yitte ci wàllu xam-xam waaye wane ko ci suñ comportement loolu ay kàddu la yu gàtt yuñ bëggoon a yëkkati la di ñaanal Serigne Cheikh Sylla yàlla nangu liggéey bi te barkeel ko te yaatal xam-xam bi kon ñu ngi koy sant di yeesal sant gi ci turu Serigne Ahmad Badawi mi nga xam ne moo jiite Rawdu Rayaahiin ndax xam ngeen ne Rawdu Rayaahiin la ko taxoon a jóg ca sëriñ bi féetale ko foofa mooy tasaare xam-xam tasaare njàngalem Serigne Touba radiyallahu anhu kon ku ci nekk di ci yëngutu moom nga ca nekkal moo tax ñu ne woon faw ñu ñëw yëkkati kàddu yi seede yëkkati kàddu yi sant di ñaan suñu borom subhanahu wa taala lii gën a bari gën a yaatu bi ma xoolee téere bi damaa gën a bég ndax bu ma xoolee ki ko taalif bokk ci njabootuk sëriñ bi ki ko tasmiim ba fiñ ko moole lépp kon mooy buntu bind ak tasaare ubbiku na ñu war ko bàyyi xel xam nañ ne gone yu ndaw ñu bari ñi ngi bind lu am solo ci ay wolof ci ay arab waaye kenn ku nekk da nga koy bind denc ko léeg-léeg nga wax ko fenn rek
waaye war nañoo xam ne war nañ koo dajale di ko génne ndax loolu xam-xam la buñ demee ba ci ay at ci ginnaaw lii mooy doon xam-xam bi nga xam ne mooy wane fi xam-xam toll woon ca it mooy dundal xam-xam ca loolu bokk na ci li ñu sëriñ bi wax na ne kuy jub wut xam-xam war na caa boole ihyaa'u lil ulum kon yal na yàlla barkeel liggéey bi yal na yàlla nangu ko yal na yàlla bari la ay kemam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw xam naa lii ak xasida la koo xam ne Cheikh Sylla Taalib borom bis bi moo ko sàkku ci ñun pour ñu bind ko nga xam ne kon dañ koy wax rek xalaa lisaanihi ndax dañ ko bind ci sëriñam bi ak Cheikh Khalil Mbacke nga xam ne dañ koy wax xalaa lisaanihi kon fi mu tàmbalee mooy xasida ak arab la ila hadrati cheikhil xalili asiru wa fi lqalbi xubbun naabidun wa shuhuru. mbokk yi ñu ngi jéggalu tey ñaanal rek ngir jëmmi Sëñ Tuubaa ñu déglu kii wax ñu koy ñaan ngir jëmmi Sëñ Tuubaa wax ji ci suuf xaw naa yëkkatiku ba tax na jëmm ji wax li muy wax des na am solo dëgg-dëgg moo tax ñu ngi ñaan ngir jëmmi Sëñ Tuubaa ñu déglu ko. ila hadrati cheikhil xalili asiru wa fi lqalbi xubbun naabidun wa shuhuru ila hadrati cheikhil xalili wasilati ila llahi mawlaaya saburu shakuru fatan yatasadda liddalaali biilmihi fatan huwa lilatshaani naf'un namiru fatan waathibun na'wa almaali wa qalbuhu naqiyun wa amma wajhuhu fa nadiru fatan ja'ala ad-dunya janaha ba'udatin wa saafara lirrahmani wa huwa tahuru yu'allimu jiilan ba'da jiilin ka'annahu siraajun kabirun liljuyuuli muniiru taqittuka shaykhan la uxaalifu amrahu wa anta bihada ya xaliilu jadiiru xarasta hudan fi acmaaqi qalbi wa xikmatan wa callamtani anna assuduura qubuuru walaw kuntu xassaanan la suqtu qasiidatan tucabbiru camma fi fuaadi yaduuru fa jaazaaka rabbul arshi xayra jazaa'ihi bijaahi rasuulin fi dujunnaati nuuru alayhi salaam allahi ma qaala shaacirun ila hadrati cheikhil xalili asiru kon loolu la woon Cheikh Sylla Taalib moo ko sàkk woon ñun pour ñu def ko. kon sëñ daam bu fekkee yaa ngi may dégg rek mën ngaa jege si. badatu bi bismillahi walhamdu awwala calay iqtibaasi waylu jommal ñu karbala badatu bi bismillahi walhamdu awwala calay iqtibaasi waylu jommal ñu karbala kafal xutbu baddil awliya oo ma falfale ma def xejj buñ xejjal ci waar wi ne jinne la ndono jàng laa booleeg mayuk yàlla bay imam bu seen wayi dee jàkka li may bind xibla la na ngeen teewlu taataan xol yi jébbal ma seeni xel ma ñëw toj li ngeen raaxoon ci wesser ne leen wala na ngeen teewlu taataan xol yi jébbal ma seeni xel ma ñëw toj li ngeen raaxoon ci wesser ne leen wala bismillahi rahmaani rahim gottub ngëlem te bu yaa laa neen di làmbutu yoon saa xel mi muuru ma naan kuy ñëw te gindi ma waay gottub ngëlem te bu yaa laa neen di làmbutu yoon saa xel mi muuru ma naan kuy ñëw te gindi ma waay tumranke xam-xam waral luñ jéego jéggu ci dëkk xaaxaam ba wërëma ma faf raw gànca ku saxayaay ndeg ment yaag jurga fu ñu xiife jawal si fi man ñanaaw ya man aji réer lañ jàppi seen fowukaay fu ñu dégg lu yëngu geesoo foog ne gindiku nan muy ak ñunux déglu nan ay nax ba noppi raay ak jiixi jaaxana juux jax-jax ci suñ jëxi xel tey ngëm gu tànku wutoon ci ngëm sonal na ma waay Rafah TV, une chaîne de télévision culturelle et religieuse. Rafah TV ñëppay dañ agréer
ممكن به ينفرد